maanaam épidémie bi pandémie bi mi ngi fi reculer ci àdduna si yëpp boo xoolee mi ngi reculer Europe mi ngi reculer Amérique mi ngi reculer partout tendance à la baisse la nekk jamono boobu nag Sénégal moom ñun dañu seetlu ne dañu enregistré benn hausse journalière maanaam day gën di yéeg rek ñun fii affaire bi day gën di augmenter rek léegi nag loolu ak multiplication cas communautaire yi loolu it moo tax daal jàngat bi daf may xaw a inquiété tuuti xaw cee am di gën a woote daal ñu gën a teey te di gën a fagaru waaw jàngat boobu daal laa ci gisagoon. d'accord professeur ñu bàyyi nga dalal sëñ Fallou. sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. Sëñ Xasan maa ngi lay ziar. jërëjëf xam naa ni boo metul yaa ngi booru Touba. waaw maa ngi tuub. waaw xam nga dañu seetlu boo jéggee Dakar nga xam ne cas yi daf fi bari cas communautaire yi. Touba aussi dañu gis ni ñaare toujours day faral di am ay cas wala cas communautaire. lan nga yaakaar ni moo expliquer situation boobu ci dëkk bu sell bi. waa dëkk bu sell bi nag dafa am ci particularité ak spécificité. Premièrement mën nañu wax ne dynamique mobilisatrice amu fa ci combat contre le Covid maanaam amul dynamique dëgg boo xamee ne ci xeex combat contre le Covid dafa am Touba wax dëgg yàlla. ñaareel bi mën nañoo jàngat ni maanaam état bi dafa manqué Touba ay relais le message contre le Covid dafa manqué Touba ay relais de transmission du communautaire c'est-à-dire ñi nga xamee ne ñoo war a vulgariser dëgg message du combat bi. war a conscientiser nit ñi ci danger bi dëgg xëy na mel na ne ñàkk na Touba daal. maanaam ñàkk na Touba dëgg ni mu fi war a amee amu fi ndax sëriñ si ñooy ñi nga xamee ne dëkk bi daanaka dëkk bi fii Touba ñoom dañ jëm ñoom ñoo waroon a nekk ñoo waroon a jouer auxiliaire de police pour liñ naan discipline blocus c'est-à-dire ni ñu waroon a yare nit ñi ci ñu adopté mesure barrières yi gëmloo leen ko loolu ay kilifa diine ñoo waroon a jot ci message boobu te daan ne loolu amu ci te pour wax dëgg mooy soo gisee nit Touba population Touba écrasante majorité bi gëmuñu ne tawat bi am na loolu mooy dëgg ku ko gëm looloo am ku ko gëmut loolooy am li ñuy nes neseen mooy waa dëkk bi gëmuñu dëgg ne tawat ji am na malgré nag bis bu set ñu ne leen cas communautaire am na cas de contact yi ñu multiplié wu waaye nag nit ñi dañu war a gëmee tawat bi ni ñu war a nekk nit ñoo xam ne dañoo nekk ñu conscient ci danger bi dëgg nag loolu nekkagul au rendez-vous loolu nag dañu xamul ba xam dynamique mobilisatrice bi c'est fait désirer wala lan moo xew daal waaye dëkk bi moom malgré que cas yi mi ngi fiy bari waaye ni ñu war a gëmee dëgg danger bi gëmuñu ko dynamique bi ñu war a gëmee bi ñu fi war a susciter dynamique boobu ama ko fi. waaw sëñ Fallou dégg nañ bu baax li nga wax jërëjëf mais est-ce que yaakaaroo aussi nii am na dimension politique ci affaire bi maanaam état bi amu fi autorité. bu baax beneen bi mooy. daanaka le président de la République Macky Sall ñaare amul tellement majorité yi ci biir Touba est-ce que yooyu dimension politique yooyu dafa jouer ci biir xeex bi. waaw jouer na ci waaye communication bi aussi communication présidentielle bi jouer na ci ndax ni mu ci jouer mooy xam nga kuy politique moom bi ñuy wut politique dafa di nekk ci campagne électorale bi mu soxlaa sëriñ si waxal ko am na nu mu doxee woon nga xamee ne bi mu soxlaa politique dëgg amoon na écho favorable ci auprès des religieux waaye nag ndax même Touba sax dëgg la du fi majoritaire waaye nag au moins doon nga dégg mu am fii déclaration bi Covid bi ñëwee nag
Covid bi dañ ko waroon a xoolal ku ne ñu xool ñu adapté ko ci say spécificité c'est-à-dire moom waroon naa am ay interlocuteurs yoo xam ne daayira yi président daayira yi da waroon di waxal fii imaam yi fii waroon naa fexe ba imaam yi di xutba ci Covid bi di sensibiliser nit ñi ci Covid bi mënoon naa fexee ba ñi ko fi nekkal parce que am na ñu ko fi nekkal ñoo xam ne peut-être Mbàkke lañ sant wala jege nañ commandement religieux bi ñooñu it waroon nañoo faire preuve d'une certaine imaginativité ba mën a xalaat ñoom it nu ñuy defee benn campagne de proximité boo xam ne ci dañuy sensibiliser nit ñi léegi dañu bàyyi message du président di dugg rek dëgg la nit ñi it wax dëgg yàlla nañ ko war a gëme daal gëmewuñ ko ci parce que it nag Covid du caageen rek confinement xam nga Sénégal yi tàmmut lu ngeen ko naan tar ndax benn bi ñu leen naan confinement joxuñu leen ay masque ba fi mu ne nii masque yi ñëwagul ñaareel bi it li ñu leen gëmloo mooy confinement bi metti na ci ñoom lool ñu tëj leen ñu ne te nit ñu ñàkk néew nañ doole su ko defee nag am yeneen it nag suspicion yoo ak i rumeur yuy dox ñu naan lii laaj lii naa la feeñ na ci daal te it nag wax dëgg yàlla à Touba pour dire la vérité l'État a déserté sa mission à Touba sa mission régalienne daf ko déserté léegi li mu bëgg mooy sëriñ si la diggante état bi ak population Touba sëriñ see fi dox te sëriñ si ay régulateur politique lañ gën a doon ci ay encadreur social ndax it boo xoolee l'aspect sacré de la ville sainte soo ko xoolee ab sëriñ relation bi sëriñ am ak taalibe bi relation verticale la boo xam ne sëriñ bi da koy jox ndigal te sëriñ sunu sëriñ bu ko defee le plus souvent ndigal bi mu koy jox lu jëm ci diine la ëpp wala lu jëm ci daayira wala murit lu ñuy tabax wala lu ñuy barkeelu loolu lépp à connotation religieuse la est-ce que nag sëriñ si tàmm nañ ndax dañuy wax souvent ay régulateurs sociaux ak yooyu mais est-ce que xoolaat nañ li ñuy wax est-ce que sëriñ si nag tàmm nañ président de la République am na aada utiliser leen en tant que des relais sociaux yoo xamee ne dañuy jouer nag encadrement social ba situation yu complexe yu mel ni bu ñëwee ñu mën a am tuuti benn message citoyen bu ñuy joxe déedéet tàmmuñu ko li mu tàmbalee jëfalanteeg sëriñ si mooy ay nit yàlla yoo xam ne xëy na suñ leen soxlaa ci politique ñu joxe benn message politique waaye tàmmuñu moom jëfalanteeg sëriñ si comme ay relais sociaux yoo xamee ne su situation yu complexe yu mel nii ñëwee ñu mën a jouer nag tuuti rôle citoyenneté leeral nit ñi conscientiser nit ñi sensibiliser leen ndax nit ku sacré koo xam ne soo toogee ci kanamam da ngay raam tàmmuñu wala ñu créer nag situation boo xam ne si yu mel ni bu amee sëriñ si dañuy doxee nag seen wàllu tuuti citoyenneté leeral nit ñi sensibiliser leen mettre leen en garde maanaam jouer daal rôle encadrement social bi ci wax loolu tàmmuñu loolu première couac la boo xam ne ci li yàq affaire yi ñaareel bi état bi ni mu war a doxee day toog fële ci kaw rek di joxe message te waroon naa ñëw sur le terrain ba une action sur le terrain da tey amagul wax naa la ne la te bu boobaa day changé waat ay interlocuteur bu boobaa dina soxla daayira dina soxla président daayira dina soxla sëriñ waaye dina soxla imam te yooyu yëpp amagul ak wax ju leer ak message bu clair loolu amul par exemple ni ñu mel ne bi ñuy tëj jàkka yi bi ñuy tëj te dafa am lu xew da ngay xoolit Sëñ Assane nituk sénégalais nan la mel mooy pour problème bi nga xamee ne moo maanaam paralyser affaire bi mooy mobilisation nationale moo amagul bi affaire bi amee ba tey wax dëgg yàlla président nag suscité gut nag une mobilisation nationale boo xamee ni nag maanaam wuyu na turam loolu amul te mobilisation nationale nag pour mobiliser nit ñi nag il faut qu'il y ait de la confiance il faut nit ñi am confiance pour mën a adhérer ci mobilisation bi te confiance yi li koy susciter mooy il faut que ça marche le fait que ça marche suscite la confiance léegi boo xoolee buñ jàngatee ci niñ tëj jumaa yi ndax it sëriñ si ak Touba ci njëlbéen gi
wax dëgg yàlla appel au président de la république amoon na tuuti nag écho favorable ndax soit fermeture nañ def nañ fermeture des mosquées njaal benn gi même buñ ko fermé wu it maanaam daanaka fermé nañ ko ndax ay effectif assez réduit moo ci am maanaam ay 12 personnes yooyu yoo xam ne rek xam nga loolu it maanaam daanaka mën nañu wax ne fermeture euphémisée la maanaam daanaka fermeture la soit suspendre nañu seen i événements religieux boo xoolee lu toll ni Kazu Rajab suspendre nañ ko boo xoolee ziar général ba reporté nañ ko xool daaka ji annulé nañ ko kon ñooñu wax dëgg yàlla nag joué woon nañ si apporté woon nañ seen partition ci la riposte contre le Covid. sëñ bi waaw mais alors sëñ Fallou sëñ Fallou yaa ngi ñuy dégg. waaw maa ngi lay dégg waaye voilà li ñu dese ci waxtu dafa bariwul ñu ñëw directement ci li nga xam ne moom mooy thème bi muy ñaari korité yi nga xam ne dañu ko nar a nemmeeku ci Sénégal te c'est pas pour la première fois sa xalaat ci loolu. lan baal ma répété sama dégg. allo. ma ne répété la bi. voilà ba ma ne ñaari korité yi thème bi tey dañu choisir mooy sénégalais yi nga xam ne dañuy faral di gis ñuy def ñaari korité ak ñaari tabaski. tey ñu nekk ci li nga xam ne moom mooy Covid 19 beeg yooyu. mu nekk ci contexte bu doy waar ni ko professeur doon waxee sànq ci ay questions am xam naa dina ci dellu si ak yow mais ce point de vue rek ci par rapport ak ñaari korité yi nga xam ne ñu ngi koy gis Sénégal. waaw ñaari korité affaire croyance la day jafe déterminé day nekk ndax ku ne la nga jël mais état bi daal war naa jël moom it ay mesures yi mooy lan mu xool mesures yi xaw a am tuuti xaw a nekk yoo xam ne day dëppook xam-xam day dëppook science parce que leer na ne coronavirus transmission coronavirus ñaari anam rek lay amee yi gën a gaaw mooy micro gouttelette yoo xam ne da nga koy def à l'occasion d'une toux ou d'un éternuement maanaam ci sëkkat wala tis bi loolu amoon waaye léegi yëg na nit aussi contagion rapide bi mu ngi amee itam liñ naan transport aéroporté sous forme d'aéroport. est-ce que déggante nañu maanaam sëñ Fallou déggante wuñu de question bi ma la laaj de loolu pour ñu wax ci ñaari korité ñu nemmeeku laa lay wax pour nga wax sa xalaat voilà ci korité bi nga xam dañu gis mu nekk ñaar sa xalaat ci loolu. waaw ñaari korité kooku problème l'islam la ak croyance parce que li tax ñu mënta nekk mooy da ngay xam ne état Sénégal état démocratique la te yoon mayu ko bu dugg ci diine ji mënu koo réguler léegi parce que kilifa diine yi bu ñu ci dégg ne déggoowul kilifa diine yi déggoowul waroon nañu tey yu mel ni créer waroon nañu am benn conseil supérieur boo xamee ne mooy déterminer li waaye ñaari comité yi gënut baaxul waaye mënuñ ci dara parce que confiance amu fi déggoo amu fi loolu la ñuy maslaa comme musal déggoo amu fi confiance amu fi oui. waaw beneen question bi rek ci thème bi sëñ Fallou. oui. xam naa ñu poser la dernière question bi rek mooy julli gi nan nga xalaat ni noonu lañ ko war a defee ci contexte Covid pour bañ a sonal. jullit bi sonal kaneen maanaam bañ a andil problème kaneen nan la war a comporter woo si julli est-ce que dafa war a julli këram est-ce que voilà dafa war a toog këram nan la daal nga xalaat ni noonu lañ war a doxale julli ren gi. waaw xam nga comme ni ma ko doon waxee. mooy état bi daa dem ba ci biir wane faiblesse parce que demoon interdit fermé woon jàkka yi ak jumaa yi dem ba ci kanam ragal maanaam liñ naan effet cocotte minute ragal ne lii bu explosé colère bi bu nit ñi colère bi su déconfiné du baax ci moom te loolu it lu normal la moo deltu si ci décision loolu lu baax la waaye li may tënkee daal mooy ñu xam ne su fekkee tey comme Aliou Ndiaye sax doon na ko junj d'ailleurs espace bu yaatu la nit ñi mën a def distanciation bi war mu encadré ko waaye na xam ne nag espace bu fermé moom maanaam benn espace confiné mal ventilé nga partagé pendant 1 heure wala 2 heures loolu moom facteur décisif la moom
d'une situation propice à la contagion massive. loolu moom nañ ko xam maanaam nga xam ne daal na ko encadré ni mu koy encadré daal suñ mënee julli ci espace bu yaatu bu féex fa lillahi alhamdu wa illaa tam mu fexe ba ñi julli korité ñu fexe distanciation bi te julli korité it nag du farata sunna la kon li gën sax mooy ñu woote ku ne julli sa kër te julli farata gi julli korité gi mënees na ko defee ci kër yi waaw loolu daal mën na ko su ko defee comme que nag aspiration nit ñi it ak démocratie may na leen ko suñ bëggee ñu julli waaye mu encadré ko daal mu encadré ko bu wóor a wóor a wóor police encadré ko waxtaan ci acteurs religieux yi barab bu ne ñu wàññi jullikaay yi maanaam du caagee rek foisonnement déndee fu ne julli fii ñu wax désigné fa ay ñaari jullikaay ñetti jullikaay yooyu police ñëw encadré ko su fekkee am na noonu daal yaakaar naa xëy na ñu ngi lay jaajëfal bu baax Serigne Fallou Dieng bu cercle des intellectuels soufis ñu ngi lay jaajëfal ci waxtaan bi nga xam ne ak xalaat yi nga xam ne andi nga ko fi. jërëjëf man maa leen di sant di leen ndokkeel. jërëjëf.